sàmm dund gi ak aar ko loolu wareef la ci sénégalais bu nekk loolee tax entreprise bi di Sina Production indi nag label bi mu dippee Sina Rice mu yëngatu ci lépp lu jëm ci wàllu mbay ak njaayum ceeb Ndeye Sine Touré Faye moom moo jiite kuréel googule. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ci déplacement bi ngeen ñëw tey. maa ngi tudd Ndeye Sine Touré Faye di gérante Sina Distribution Sina Distribution di entreprise boo xamante ne dafa am benn label bu mu ëmb bu tudd Sina Rice. Sina Rice nag di label boo xamante ne dañ ko def ci wàllum jaay ceeb riz blanc riz de la vallée. mu di nag liggéey boo xamante ni li ñu ci jiital mooy fexe ba xamle ni ceeb bi nga xamante ni moom la ñuy bayee ci wàllo bi loolee amul benn boo xamante ne gën na ko ba tax na ñoom ci liggéey boobu ñu fexe ba tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo di baykat yooyu la ñuy liggéeyandoo la waaye nag jaarale ko ci circuit boo tax ñu mën a am ceeb boo xamante ne dafa jóg ci qualité bu kawe. waaw Sina Rice nag dafa nekk structure boo xamante ne tey li ko tax a jëkk déjà mooy montrer que ne riz de la vallée tey am nañu ceeb boo xamante ne ceeb bu mucc ayib la parce que dañ ko ni ñu koy defee mooy dañ koy centraliser du début à la fin naka mooy déjà Sina Rice dafay choisir producteurs yi muy liggéeyandool parce que ñëpp xam nañ ne actuellement ni Sénégal depuis 2017 ISRA defar na ay variétés yoo xamante ne toll nañ ci nombre de 15 yoo xamante ne ay variétés yu baax la yu mucc ayib. tey variété yooyu nag tey dañu ne ñun bi ñu ko toggee en tant que consommatrice déjà dañ ko togg ñam ko gis na ay variétés yu baax la parce que am na ci ay ceeb yoo xam ne tey bu njëkk ba daawuñu ko gis Sénégal dañ ko daan jéggaani muy comme les variétés aromatiques basmati et les variétés jasmine yëpp c'est des variétés aromatiques yooyu en général les grandes surfaces nga ko daan gis te kilo bi tey da daan cher daan na dem ba 1000 wala 1000 et quelque pour nga mën ko jënd bu ñu demee tey ba Institut sénégalais de recherche agricole trouver ay variétés dugal ko dans la vallée ànd ceeg seen ñooñ yi nekk fii dans la vallée ñu ciy liggéey ba génne variété yi laaj na tey ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy ay femmes benn productrice deuxièmement ay femmes yuy commercialiser ceeb bi ñu divulguer ko un peu partout dans la vallée ànd ceeg les acteurs pour mun ko génne war nga ne sénégalais yi léegi Sénégal amatul lu muy envier ci ceeb en matière de riz blanc. ci loolu la actuellement dañu ci wàllu bi lañ ne dans la vallée fépp nag dañ ko commencé de Saint-Louis à Podor ba fu ne ñu ngi 3 départements yëpp ñu ngi ciy béy. te comme li ma wax rek dañuy dem des fois ci union yi waxtaan ak ñoom am na ci ñoo xam ne déjà au début ñoom ñoo defoon essai yi ak l'ISRA ba tester variété yi ba xam ko ñooñu la ñuy dem tey di def ay contrat ak ñoom suñ demee xool union bi waxtaan ak ñoom accepté wax leen ne bii variété lañ bëgg a def mais aussi dafa am benn combat bu ñuy def en même temps mooy dépréciation ceeb bi parce que avant les gens avaient l'habitude di wax ne ceebu vallée bi dafa naqari togg boo ko toggee dafay dëgër da nga koy xooj mais xoolal nañ en grande partie li ko doon indi mooy dépréciation ceeb bi parce que da ngay jël téeméeri variété jaxase ko bii du bokk ak benn bu ne du bokk ak moromam soo paree ñu dakarti ko def ko yëpp ci benn saak boo ko waree togg xam nga benn bu nekk du nuroo ak moromam na muy ñore léegi nag ñu ne loolu déjà combat bi ñuy njëkk a def mooy comme variété yi ñëw na dañ koy def par variété te bu ñu demee ci paysan bi wax ak moom dañ ko naan ñun kat fii la ñu bëgg a béy telle variété mais bu fekkoon béyoon nga fa beneen variété duñ ko fa mën parce que buñ fa béyee benn variété par exemple 6 ñoo jox la 7 nga bëgg ko béyaat fi ñu béyoon 6 bi su jébbee 6 beeg 7 bi yëpp day jaxasoo donc dañuy choisir déjà technique bi ñu koy béyee ba pare nga xamante ne bu ñu nee pare ici 7 lañ soxla bu ñu récolter 7 kese la ñuy am moom la ñuy décortiquer moom la ñuy def suñu sac moom la ñuy jaay xam nga te mu nekk variété yoo xam ne tey en 15 minutes sax mun nga ko togg vapeur rek da koy togg te xam nañ ne Sénégalais yi tey amatuñu temps muy góor muy jigéen. donc en grande partie daal loolu moo ñu gën a dugal ci vallée bi pour vraiment ñu xeex dépréciation bi wane ne variété yu baax am na aussi te en plus dafa nekk variété yoo xam ne tamit tey tonnage bi muy def c'est extraordinaire parce que tey bu ñu demee ba gis variété yoo xam ne mun na def ba 10 12 voire 13 tonnes à l'hectare loolu dina jàppale producteur dina jàppale ñu koy jënd aussi voilà en grande partie daal loolu moo ñu yokk dugal ci ñu dugg ci njaayum ceeb boobu noonu tey.
mu di nag liggéey boo xamante ni yaatal nañ ko ci ñetti département yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee ci région de Saint-Louis mu di département bu Saint-Louis ak département bu Dagana ak bu Podor loola nag ñu tànn ci ñi nga xamante ne jotoon nañu def test yi ak li nga xamante ni moom moo di variété yu bees yi ISRA indi woon ngir nag teg ak ñoom ay partenariat yoo xamante ni dina gën a yombal liggéey bi. tey ñun biñ ko commencé jaay ñun ñi nga xamante ne ñoo ko njëkk a jënd ci ñun am na ci ñoo xam ne tey gëmuñ woon que ne ceeb bi ci wàllu bi lañ ko béyee parce que ceeb boo xam ne kenn du ko xooj te boo ko lekkee doo sentir pesanteur bi du diis tey mun nga cee lekk mun naa ne benn nit même chose di kilo ceeb nga jóg day mel ni xam nga lekkoo ceeb en moins de 20-30 minutes day rees te loolu avant amul woon xam nga deuxièmement mu nekk ay variétés yoo xamante ne dañ daan dégg jasmine basmati yooyu dégg rek lañ ci daan am tey ñu dem ba am ko tey dans la vallée kon dégg c'est un combat gagné moom kay li ci des mooy multiplication bi ñu gën koo multiplier ba nga xamante ne lépp képp kuy producteur tey nekk ci vallée bi nga mun koo jot te loolu nag xëy na am nañu koo xam ne ñoom ñu mooy seen liggéey ku ci mel ni xëy na ISRA ku ci mel ni SAED man gis naa ne xëy na ñu ngi def liggéey boobu bu rëy boo xamante ne du yàgg dara man xalaat naa ne semence yi dina bari ba nga xamante ne producteur fu mu mën a nekk dans la vallée dina ko war a mën a jot. ji Sinaraes fexe ba nga xamante ne gis-gis bi nga xamante ne daan nañ ko am ci ceebu vallée bi nit ñi mën cee am beneen gis-gis mu jëm ci fexe ba lépp loo xamante ni jigéen ñi daan nañ ko ci ragal te it mu jëm ci wàllu rax bi nga xamante ni daan na ca gis. waaw xam nga actuellement nii comme li may wax yàlla xam na ne même commande bi ñuy am ni actuellement ñun mënuñ ko sax satisfaire parce que Sénégal lu baax la xam nga te bu njëkk ba xam nga li ma la wax dañ daan jéggaani ceeb bi. ñoom ñu dem ñenn ñi ba xam te kenn ku nekk da ngay wax sa morom ku xam day wax sa morom bu demee day dem ba def tour bi donc tey mun naa ne ñun dañuy jaay fu ne Dakar Ziguinchor Kolda fu ne mënaguñ sax am ay point de vente fixe parce que commande yi tey buñ ko defee ci usine bi buy génn rek ci usine bi la ko nit ñi di jënd ci camion yi yóbbu ko ñii dañuy jënd yoo xamante ne seen consommation annuelle lay doon parce que dañ naan duñ ko gis dans le marché donc dañuy préférer def ay commandes yoo xamante ne année bi yëpp moom la ñuy consommer balaa beneen saison bi di ñëw donc tey ñun mun nañ ne gis nañ ci vraiment nu ñu koy waxeeti avancement boo xamante ne daal macha allah macha allah. donte nag ñi ngi góorgóorlu di liggéey bu baax di def effort bu ci nekk waaye ñoom ñi sax ñàkkuñu ay jafe-jafe mu jëm ci wàllu accompagnement bi jëm ci tamit structure bancaire yi ak yeneen yu ni mel naam ñoom ñi nga xamante ni sax ci wàllu emploi nag ñi ngi générer lu bari. waaw jafe-jafe yu ñu am mooy nag sincèrement mooy peut-être côté accompagnement bi parce que xam nga dama ne tey ay jigéen bu ñu jógee. nekk ay femmes ay productrices nekk ay femmes leaders nekk dans la vallée di jël seen xel ak seen lépp daal def ko ci mbirum béy ceeb bi laaj na structure yi fi nekk nga xamante ne le président de la République danañ fi teg pour ñuy jàppale les femmes surtout en matière de béyum ceeb ñooñu waroon nañ tey duñu gestu waaw ñun nag xëy na am nañu problème yi parce que déjà accès financement yi dafa métti. c'est très difficile ñun bu ñu commencé ba léegi du benn structure de base bu am doole bu état bi teg boo xam ne financé nañu te pourtant jël nañ suñu ay def nañ si ay business plan yu baax déposé nañu ko jox nañu leen ko boobu ba léegi ñu ciy topp mais ba léegi mënuñu fexe ba am financement man am na structure boo xam ne xëy je vais taire le nom du ma ko wax mais tey dugal nañ fa tey suñu demande de financement yàgg na. mais ba léegi ñoom lijjanti wuñu ñun nag ñooy dem ak suñu jom parce que tey xëy na li ñu commencé woon benn hectare la suñ demee tey bay dem ba ci ay 100 hectares ba di ko romb suñu propre moyen nga xam ne ay jàmbaar lañu parce que li ñu intéressé mooy développement li ñu intéressé mooy on a tout le temps parlé de l'autosuffisance en riz le président là tout le temps wax na ko ba tàyyi te loolu ñun dañu toog jàngat ko xam ne réalité la mën a doon parce que lépp am na fi. xam nga mën-mën bi am na fi xel bi am na fi kattan bi am na fi te structure de base yi fi nekk aussi war nañ ko mën a lijjanti donc moo tax ñu ne duñu xaddi tant que demuñ ba am autosuffisance boobu duñu bàyyi waaw xëy na nag ku yàgg cib teen baat fekk la ca comme ñu ngi demal suñu bopp ba mun a dem ba 100 hectares te kenn accompagner wuñu xëy na bu yàggee tuuti dinañu gis structure bu ñu mun a accompagner.
waaw emploi bi nag quand même xam nga loolu déjà man dama ne combat la woon parce que dañ bëggoon aussi créer emploi parce que xam nañ ne liggéey xaw naa ñàkk tuuti ci dëkk bi ñu ne léegi ni ñuy def mooy déjà ñun ay GPF lañ commencé woon ay groupement de promotion féminine man mi wax ak yow am naa ci lu bari loo xamante ne man maa leen jiite donc GPF de ñooñu la ñu jël tey dugalaat leen ci biir Synarès ñuy liggéey am na ñoo xamante ne ñii si par saison la ñuy liggéey c'est des contrats am na ñoo xamante ne c'est des permanents yi nag mënaguñu bari yooyu peut-être contrat yi moo bari parce que tey bu paree femmes yi dinañ employé presque lu mot man actuellement nii dinañ employé jusqu'à peut-être 20 voire 30 femmes yoo xamante ne journalièrement nga leen di fay xam nga tey jigéen boo ñëw jël ko liggéeyloo ko mu ngoon wàccaale ab benn junneem wala wàccaale ab benn ñaari junneem kooku defar nga dépense am bu xëyee xam nga bu ko doon wëri feneen mbaa muy daw di ko ñaan dootu ko defati xëy na nag ci loolu lañ nekk ni petit à petit nag l'oiseau fait son nid mënaguñ nag jël yenn emploi yu bari yooyu parce que comme li ma la wax ñun ay fonds propres la ñuy demee fi mu nekk nii mais daal ñu ngi commencé di générer emploi que ça soit les femmes que ça soit les jeunes la jeunesse parce que usine bi boo xoolee am na ci ñoo xamante ne ñi ay xale la ñuy doon yoo xamante ne dañuy ànd ak ñoom des fois ñuy liggéey et cetera bu ñu demee aussi ceeb bi bu ñu yeggee am na nu ñu koy defaree noo xam ne des fois femmes yi ñooy defar triage yenn yi bon loolu yëpp dañ koy def en grande partie pour jàppale leen ci pour ñu mun ci liggéey quoi. dëgg la waaw loolu nag en général contrat yi en fait union yi ñoom ñooy employé ay xale ñu ciy béy waaw indirect la union yi lañ ciy waxtaanal ñoom ñooy employé xale yi di ci béy ñu leen di fay parce que ñun ni ñuy dem ak ñoom lan la mooy dañuy jàppalante ñoom dañuy xool jusqu'où ñoom fa lañ mën a yem ñun ñu xool jusqu'où fa lañ leen mën a jàppale léegi bu ñu paree dans ce cas ñu teg contrat bi xool li ñu tëggoon ci biir contrat bi ci biir loolu ñu jënd ci ceeb bi parce que ñun xam nga bu njëkk ba da ngay gis sax producteur bu béy ba pare du am fu mu écouler produit bi parce que on parle de chaîne de valeur mais des fois chaîne de valeur bi da daan manqué parce que dinañ la accompagner di nga béy mais su paree pour nga jaay ceeb bi day am problème wala soo paree da nga koy jaay prix bu dérisoire boo xamante ne yow la nga ca defoon sax doo ko ci gis mais ñun li ñuy wax mooy ni ñuy def mooy déjà dañuy ànd ak producteur bi ànd ak moom en terme ñun wax variété yu ñu bëgg suñu paree jënd ko prix officiel bi nga xamante ne moom la fi état bi teg pour ñu jaay ko ceeb bi ñu jënd ko ci loolu xam nga loolu suñu paree producteur bu doon ci banque bi la ut dina mën a fay su dee pour dafa leboon feneen dina ci mën te dina ci am lu mu jëfandikoo ba jëndaat ci loo xam dina béyaat beneen saison bi parce que ñëpp xam nañu léegi 2 saisons yi ñëpp dañ ciy béy. parce que ceeb bi en fait j'ose dire que ne ñun ni ñu ko defee prix bi ñu koy jaayee cherul parce que li ma njëkk a wax mooy combat bi man foofu laa njëkk a appesantir parce que dama ne ceeb bu ñu doon jëggaan di ko jaayee 1000 francs 1200 francs le kilo. ñun ñu dem ba di ko jaayee prix normal bi ñuy jaayee ceebu Sénégal xam nga loolu si bugg ko ñëpp jot ko moo tax yaa ngi dégg parce que prix bi ñu koy jaayee mooy prix bi ñuy jaayee ceeb dans le marché moom la ñu koy jaayee le sac donc tey te mu nekk ceeb boo xamante ne am na différence gis nga parfumé bi ñuy importé di ko indi ceebu basmati bi moo ko dàq te moo ko gën ci yaram parce que ceeb boobu dinañ ko importé indi ko des fois mën nañ ko teg ci magasin pendant des années suñu paree jaayaat ko mais bii ceeb la boo xam ne da nga koy béy ren décortiquer ko ren lekk ko ren xam nga donc en matière de santé déjà c'est quelque chose donc ñun combat bi lan la parce que buñ ko jëlee di indi ko def ko dans la vallée di ko jaayee prix bu cher amatul sens mais dañ ko def dans la vallée di ko jaay prix bu yomb boo xam ne sénégalais yëpp nañ ci mun accès pour lekk ceeb bu baax te loolu c'est un pari gagné d'avance quelque part voilà ñun déjà man amour boobu laa ci njëkk a am mooy ñu béy ko fi defaree ko fi jënde ko fi mu yomb ba nga xamante ne ki nga xamante ne amul sax quand même grand chose mun koo jot pour togg ko quoi. tey jii Synarès indi lu bees ci li nga xamante ni moom moo di ceebu waalo bi te fexe ba noppal jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy jëfandikoo te it fexe ba nga xamante ni dafay indi qualité bi ci wàllu caf ko waaye nag ci wàllu yombal liggéey bi. waaw xam nga mënuñu nag di exiger producteurs yi ñu defal ñu récolte bu baax boo xamante ne duñu jaxase ceeb bi suñu paree duñu jox aussi suñu consommateurs yi ceeb bu baax. ci biir loolu nag bon comme ñun amuñu ay usines indépendantes dañu nuyee benn partenariat ak ay usine bu baax boo xam ne dafa nekk ci vallée bi parce que bu njëkk ba problème boobu la nit ñu doon am c'est-à-dire am usine boo xam ne dina répondre aux normes internationales xam nga mais usine bi ñu am nii vraiment répondre na ci normes yooyu xam nga nekk am vraiment ay unité laser bu mucc ay boo xamante ne tey ceeb bi bu ñu ko trier ba pare du tànn du poussière du dara dem nañ ba am polisseur boo xamante ne day defar ceeb bi ba mu rafet. te waa AIN voilà agro industrie du nord voilà.
rafetlu vraiment liggéey bi avec madame Faye Sina hein bon parce que c'est dafa mettre en avant du professionnalisme parce que ñun suñu liggéey du ñuy def lu ñuy xamante ne que mooy homogénéité variétale donc du ñu bëgg a jaxase ceeb bi donc elle a amené plusieurs variétés et elle a mis l'accent sur ça bon bu ñu xoolee ceebam elle a un bon rendement parce que xam nga ceeb maanaam si tool yi lay tàmbalee donc mooy ce qu'on appelle le chemin du bon riz donc ceeb soo ko tàmbalee si tool bi soo ñëwee ba si usinage bi normalement dafa war a feeñ donc bu ñu commencé liggéey ba léegi bon rendement bu mu am moom franchement elle a battu tous les records. Voilà variété basmati bi benn ceeb la ba nga xamante ni que bon population yi ñu ngi koy laaj te xamuñu ko te donc loolu tax ñu bëgg a itam magnifier le travail de l'ISRA ba nga xamante ne que genre ñoo mettre sur le marché jox producteurs yi semences yooyu ba consommateurs yi mën ko jëfandikoo. Riz elle amène un paddy de qualité. Nous, en tant qu'usine, on a rehaussé le plateau technique en investissant sur une nouvelle unité qui répond aux normes internationales. Et c'est pour ça on lui a fait des sacs allant de 10 kg jusqu'à 25 kg pour les différents consommateurs.